ñu ngi ak monsieur le ministre Thierno Lo tey ñu fekk ko ci bis boo xam ne ni bisub maam Thierno Ibrahima Faty Mbacké Ndaama Daaru la di fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu di bis boo xam ne ni ci la Sëñ Touba dajawaatoon ak maam Thierno ca Ndar ci 1902 boobaak léegi nag njaboot gi di ko màggal ci ndigalul Cheikh Mamadou Fadal Mbacké monsieur le ministre lan nga ñuy wax ci bis bi nga xam ne ni sa bisub turandoo la di maam Thierno. li ñuy tàmbalee rek mooy ñu julli ci yonent bi sant suñu borom bi ñu defee ñu fekkee bis bi nga xam ne bi bis bu am doole ci yoonu murit la parce que comme ni ngeen ko xamee ak ni ngeen ko waxee Thierno Ibrahima Faty mooy ndeyjooru Serigne Touba moom la yónni woon bi muy dem ci géej gi dénkoon ko njaboot gi mu yor ko ca dara yàqu kon tey bis bi bu ñu waxee ne moom la ñuy màggal bis la boo xam ne bii umma islamique ak monde mouride bi yëpp ñoo koy rafetlu borom Daaru Muxti nag man li tax ma war ci sawar di ci wax mooy moom lañ ma tudde sama waajur ci boppam borom daaru moo ko jëloon toog ak ay doomam yëpp ne leen Daaru Muxti bi Serigne Lo Gallo mi laa ko jox mu nekk chef de village mu jël doomam bu tudd Soxna Absatu Mbacké bi nga xam ne bi lee moom moo nekkoon rakku Serigne Cheikh Khady Mbacké bi nga xam ne moo nekkoon xalifa borom Daaru Muxti ca jur sëñ Abdou Mbacké bi nga xam ne bi lee moom moo fi nekk di wéy juróom Soxna Absatu Mbacké boobu ak seen Cheikh Khady boobu ñoo bokk ndey ak baay di doomu borom Daaru Muxti mu jël ko jox ko suma papa daal jël ñaari doom moom itam tudde ko borom Daaru Muxti moom man ak suma rakk ñun ñëpp Thierno Ibrahima Faty lañ ñu tuddee bi mu toogee aussi yor dëkk bi yor na ko yorin wu rafet pendant 30 ans mook doomu borom Daaru Muxti bi mu demee ba war a jël retraite am dañ ko wax ne ko Serigne Lo Gallo yaay tànn ki lay remplacer mu tànn ku ñuy tuddee vieux Modou Wédji jox ko dëkk bi moom moo dox aussi diggante fii ak waa Touba di dem ànd ak waa kër sëñ Modou Moustapha waa kër sëñ Abdoulaat fépp foo famille Touba boo dem rek boo fa demee da nga fa fekk Serigne Lo Gallo am na lu fa ji parce que moom lañu daan yónni muy dox diggante bi loolu moo tax ñun ñi nekk ay doomam aussi ñu am entrée Touba am ko ci entrée famille religieuse yëpp parce que suñu waajur moo ñu ko liggéeyu loon ñu ñëw ñun tam am pastefu dox ko gën ko rafetal di dem ci suñu taalibe amuñu lu dul Serigne Touba ak Thierno Ibrahima Faty suñu taalibe moo ñu gënal lu nekk loolu moo tax ba ñu am ancrage bi ñu am ci biir mouridisme kër goo dugg boo nee Thierno Lo mbaa nga ni Cheikh Lo mbaa nga ni Abdou Lo doomu Serigne Lo Gallo am na cër bu ñu leen fa jox ndax seen waajur Serigne Lo Gallo Serigne Lo Gallo nag yàlla daf ko mayoon xel yàlla itam mayoon ko koom-koom mu doon def transport di def commerce am alal tey ji bu fekkoon ne li Serigne Lo Gallo amoon ci alal joxu ko woon doomu aadama yi kon ñun buñ dikkee mën nañoo bañ a liggéey mais xaalis bi mu liggéey yëpp daf ko def ci ay jarbaatam daf ko ci ay mbokkam daf ko ci ay xaritam da lay jël yor la kër gi ba nga kii mu takkal la soxna jox la xaalis ne la demal liggéey ñu bëri dem nañu Dakar nekk fa ay commerçant nekk foofu ci banlieue ba fii la ñu déparé parce que mbokkam yëpp la jël moo leen di takkal soxna moo leen di liggéeyal moo leen di ber moo leen di yabal ne leen dem leen liggéey moo tax des fois politique bi ma ciy wax sax yenn nit ñi à Dakar naan leen def leen attention ci bu ngeen dee wax affaire Ndakaaru Njaay xamul leen ne yéen Dakar gi ngeen nekk du yéen lébu yi ak yéen ñëfa ki yéen dafa am ay bawol ay waa Kajoor yoo xam ni dañoo ñëw nekk Dakar parce que ñun suñu waajur dafa jëndoon ay parcelles yu bëri booba Parcelles Assainies ñu ngi koy soog a commencé defar mu jënd fa ay parcelles yu bare jox ko jarbaatam yi nekkoon fii mu wax leen ñu dem dëkki Dakar ñi nekk ay tailleur ñi nekk ay commerçant ñooñu ñoo fa toog am fa ay doom yooyu dem fa am fa ay soxna ba jur fa ba nekk famille moo tax ma leen wax ne bu fekkee ne dañuy seet dooley nit yi dee leen sóor ñu jógee Kajoor ak Bawol ñëw nekk ci biir Parcelles Assainies yor fi ak njaboot ñooñu seen bopp benn espèce de masse la boo xam ne bi war ngeen ko jël en charge ci ñi ngeen di def sur le plan politique ak lu mu mun di doon dañ faa bari doole. Serigne Lo Gallo nag yàlla na ko yàlla yërëm sa yeexee ñu dafa liggéey def ko ci askan bi def ko ci nit ñi moo tax ñun biñ dikkee fekk ñu fi xaalis quoi lépp da ko joxe ci suñu kanam la ko joxe waaw. léegi 1906 la feeñ jamono 1966 la génn àdduna léegi ndonoom naka ngeen ko sàmmee yéen njaboot gi.
ni ñu sàmmee njabootu Serigne Lo Gallo dafa yore woon njaboot gi ci benn façon boo xam ne ñun boo dikkee suñu kër fi ni nii famille Serigne Lo Gallo yow soo fi ñëwee fi ni nii yàlla mayoon na ko mu am ñeenti soxna mais soo ñëwee suñu frères yi fi ni nii yow buñ la waxul ne la kii ak kii ak kii ñoo bokk yaay mënoo ko xam xamee woo ñi ci bokk yaay xamoo ko xam nga ni ñoo bokk papa mais ñi ci bokk yaay mënoo koo xam tellement que complicité bi ak amitié bi seen bopp gis nga ñi nga xam ne bi bokkuñu yaay sax ñoo gën a ànd ke ñeneen ñi mais bu dikkee famille bu ñu toogee nii da nga naan ñii sax du ñu ay rak ay magek rak dañ defa ay xarit yu tase lañu tellement que on est complice bëggante yàlla na yàlla suñu borom musul ñu ci saytaane ñu nekk benn dànk boo xam ne bi kenn mënuñoo tàqale fraternité de lañ am yëgante lañ am ba pare ak jàppante ca lépp Serigne Lo Gallo moo ko liggéey parce que yoroon na kër goo xam ni am ñeenti soxna yoo xam ni doo toog dégg mukk xuloo ci biir kër gi ngay exercer autorité aussi kenn mës a discuter autorité suma papa ci ñun ñii suñu grande sœur yi nga xam ne bi dañ leen may ay soxna xamuñu lan lañ ci doon am toog ba tàkkusaan jot ñu gis ñu teg ay chaise teg ay boisson ay affaire ñu ne waaw lii lan la mu ne Ndeye Lo mii laay may diw Kumba mii laay may diw te kenn du ni déet waaw noonu la daan doxalee ñi muy may ñëpp amul kenn koo xam ni kii da ngaa toog nit di ñëw di la seet ko da ngay toog ba tàkkusaan jot ñu teg chaise yi teg boisson yi ne diw mii ñu ni waa góor gi lu muy def ni mu ne Kumba mii moom lay may Cheikh Dieng mii Ndeye Lo mii moom lay may ndem si yàlla Mamadou Nasir Touré Absa mii moom lay may àll nangam ak nangam noonu la ko doon defee muy beneen bi des ñun suñu kër dañ daan toog ba añ jot ñu toog ñu yàq añ bi teg ko ñuy dem di raxasu oto bi taxaw na indi leen añ bi ñu jël añ bi jox ko góor gi mu dem fële ca pénc ma nga toog sa garab ya ngeen di gis biir Daaru Musi ci pénc ma paa yaa ngi toog foofu war ko ñu jël añ bi yët leen ñun ñu defal ñu laax soow bu gaaw parce que comme raxasu woon nañ ba pare war nañu añ ñu daal di gaaw defal laax ñu añee ko parce que góor la goo xam ne gi fu mu mos a toog mi ngi toog ak nit ñi bu lekk jotee foofu lañ ko koy indil mu def ko beneen bi des képp koo xam ni kii bokkoon nga ci askanam mbaa nga nekk Ndakaaru Njaay toog fa ba yàgg ñu am problème ñu dàqale ca école moo lay jël fii indi la Daaru Musi nga ñëw mu wutal la kay dugalaat ci école bi nga jàng at mi dem université mbaa nga dem feneen waaw njabootam foo toll mi ngi yónnee nit mooy takk sa yi dem ci dëj yi di def yëpp loolu rek la fi nekke woon dëkk bi it ku fi mës a am soxla dem nga ci Serigne Lo Gallo mu fajal la ko dem nañ aussi mu jàppante waa Touba benn jàppante boo xam ne bile ñoom Gaynde Fatma ñoom waa kër sëñ Abdoulaat ñoom waa kër sëñ Fallou ñëpp ba nit ñi defe ne dafa jóge fii dem jébbalu ji waat Touba ndax nam ko doon jàppee ak ni ko ñooñu jàppee woon fii ci biir dëkk bi it doomu borom daaru yi demoon nañ yëg goo xam ne gi dañ doon toog chaque jour ñu wax ni diw mooy sëriñam te benn sëriñ la masa am waa kër sëñ Modou Awa Balla gii la nekkoon fi la jébbalu woon ci la nekkoon topp ci borom Daaru Musi nekk fii jébbalu ci bi nga xam ne bi sëñ Modou Awa Balla jóge na fi mu dem ci sëñ Abdou Khoudous dégg nga mosuta boole waa Daaru ak keneen mais waa Touba jàppoon nañ ko jàpp goo xam gi defoon nañ nangu nañ ko ci waa Daaru donc wax ci sa waajur nag dafa yombul waaw mais nag yéen a ma posé question bi li ma ci xam ci moom laa leen mun a wax taalibe la woon waa kër sëñ Touba ak Cerno Ibra Faati am na fu ñu ko teg te mérité woon na ko parce que lu mu am delloo na ko ci askan yi ak def ko ci taalibe yi. bi ci des rek mooy ngir dëggal li nga doon wax ngir wax ne ku njabootu borom daaru bàyyi woon xel la ku njabootu Serigne Touba bàyyi woon xel la bi fi maam Thierno bàyyi ko ci 1943 1944 bi ñuy sos màggal gi wax nañu sëñ Modou Awa Balla sëñ Abdou Khoudous la ci waxtaanal mu waxtaan ceeg sa waajur ñu bind lettre Cheikh Moustapha kon mënuñoo tudd cosaanul màggalu Daaru Muxti te sa waajur du ci feeñ. sama waajur moom wax dëgg yàlla ak yonente bi koo xam ne ki borom daaru ci bi muy dund moo la tànnal boppam sama waajur du doomu borom daaroo ko tànn jox ko dëkk bi borom daaru ci boppam moo ko tànnal boppam ne ko yow laa dénk dëkk bi ay doomam nangul ko mu nekk di liggéey ci biir dëkk bi nekk un commerçant nekk dans l'agriculture nekk dans le commerce et dans le transport yàlla suñu borom may ko cam koy delloo ci askan wi ba bari dox diggante dëkk bi ak Touba kooku mënoo wax histoire Daaru Musi te doo ko ci boole waaw. jërëjëf kon bi ci des nag ñu dugg ci wàllu politique ak yooyu
gis nañ ne ci élection yi ñu génn muy législative yi dégguñu la fenn da nga bokk woon ci liste wala daa am looy négandiku. foofu li ma leen di bëgg a jëkk a wax mooy xam nga Darou Mousty gi dama fee nekk def fi lu ne ci politique te ma di leen leeralal benn affaire boo xam ne am na ñu bari ñoo xam ni yeewu wuñ ci gis ngeen bu ma jëkkee CDP garab gi ak maa ko formé woon maa ko feu professeur Iba Der Thiam yàlla na ko yàlla yërëm te yeexee ñu ba ma jógee CDP garab gi dugg PDS masuma perte ay élection ci Darou Mousty xam nga boo may soog a dugg PDS Darou Mousty dafa nekkoon benn arrondissement boo xam bi dafa amoon bu jëkkoon juróom-benni communauté rurale la woon après mu jekk nekk juróom-ñaari communauté rurale bi ñu ci dollee Mbacké Kajoor bu ñu daan def élection yi PDS arrondissement la doon raisonné booba parce que ku gagné arrondissement bi yaay gagné département Kébémer parce que boo ci dollee benn kii rek gagné nga ma ñëw fii 2003 laa nekk conseiller président Abdoulaye Wade 2003 ba 2005 mu yabal ma ñëw Darou Mousty 2003 parce que booba département am nee nañ ko xale ya nga fa yi nga jox doole léegi boo demee sa département miine nañ ko dañu ko bëgg a nangu ci yow muy laaj ne ku ma ci mën a booba mi nga am problème ak Idrissa Seck ak sama rakk Modou Diagne Fada. boo ko bañee perte benn nit moo fi nekk ca sa conseiller la moo la mën a dimbali Darou Mousty mun leen kan la ñun ko Thierno Lo booba maa ngi nekk CDP ba pare nekk ministre conseiller mu ni mais Thierno moom nanguut a dem politique gu base day jàppale Iba Der rek mais du dem base ñu ne ko wool Thierno mu woo ma ñëw mu ne ma Thierno Lo yow dégg naa ñu ne sama problème mu Kébémer bi yow donc yaa ma ko mën a fajal mais yow nangu woo dem ci base man ko président xam nga man maa ngi bëgg a def fii ay 2 ans ak yow parce que 2003 la 2005 la ma war a wàcceloo fii ma ne ko soo ma waxoon ma dem Tambacounda sax dinaa dem pour jàppale la mun ma kon wàccal ma département Kébémer mu ñëw fii première confrontation bi am 2005 la fi ñëw joué rôle bi may joué ci biir département bi yëpp ñu dem élection législative 2007 ma jàkkaarloo ak waa l'histoire wi ma dem si yàlla Issa Mbaye Samb ma gagné ñaari député yi nekk ci département bi dem assemblée nationale ñuy def communauté rurale en 2009 man gis nga 6 communautés rurales yi wër Darou Mousty yëpp xam ngeen PDS tendance la doon fonctionner 6 yëpp sama tendance la woon ma jël bu Darou Mousty bi sama 6 yi jël yu arrondissement bi ma jël bu Darou muy 7 de 2009 ba 2014 man maay président communauté rurale bu Darou Mousty li daan am mooy bu ñu defee élection man ma gagné communauté rurale yi sama rakk ji gagné biir Darou su gagné biir Darou jël gaayam yi ci presse bi ñu daan ne sa waay gagné na arrondissement gagné na Darou Mousty bu ko def bu ne gagné na Darou Mousty ñu defee ne arrondissement bi la moo tax ma daan wax gars yi te daañu ma déglu man leen 5 match boo xam ne bi 5 contre 1 la ñu ni 1 baa gagné fu ngeen ko mos a gis waaw moom la fu ñu nee 5 contre 1 mu jël presse bi joon gars yi jo waay sa waay diw gagné na fële nangam man ma doog jàpp sama jàmbur man Ablaye Wade mi ma ko seqal ak waa Darou Mousty yi nekk fii ak ñi nekk ci arrondissement bi xam nañ kan moo téye ma téye ba 2014 bi ñu agsee 2014 man maa waxal sama bopp ma ne man bi ma nekkee président communauté rurale damaa joxe woon benn délégation de signature benn jeune bu nekk Darou Mousty mën leen léegi kii nekk maire dafa war di yeewoo Darou Mousty muy benn deuxièmement ñun dañu war a def promotion jeunes yi pour que jeunes yi di jóg ma ni leen benn du ma présenté wu maire en 2014 deuxièmement dootuma xëccoo ak xale yi Darou Mousty ci biir Darou Mousty promotion xale yi lay def pour que ñoom ñu tekki dara jël seen problème mu Darou Mousty liggéey seen département parce que xam ngeen lu tax xam nga boo nekkee di ànd ak ay xale bañ dem ba nekk ay doctorant ñii nekk ay master ñii nekk ay truc mais da nga war a nangu dara di briller sa wet nga yëkkati leen pour def seen promotion mais su fekkee da nga bëgg lu jóg nga jël di jiite di jiite yow booy jiite ba yàlla may la nga am coefficient bu tax nga weesu Darou war ngaa war a bàyyi xale yi Darou ñu mën a toog représenté lu fii moo tax may def seen promotion du ma ci présenté wu leen te ma wax leen beneen affaire aussi bu nekk Darou Mousty xam ngeen ñaata kii raw fii ci élection ñaata voix lay am boo génnee ci élection yi ay 4500 voix ñii wote 19000 xam nga 19000 joxula sax plus fort reste pour nga dugg biir assemblée nationale ca man du ma nangu ku may natt ci 19000 ak 4500 voix
weesu naa foofu kon damay bàyyee xale yi ñu ñëw fii xëccoo ma jàppale leen dégg nga parce que soo bëggee nekk député sax même bu la waa Daaru gépp woteelee doo nekk député parce que 35 000 40 000 moo lay dugal assemblée nationale fii kiy jël pee 4500 waa ci élection locale yii 4500 la est-ce que danaa nangu man ñu may natt ci 4500 voix ca moom représentation nationale ba nga xam ne bi man sama parrainage rek bi ma ko defee Darou Mousty ëpp na 20 000 voix donc compétition boobu laa dul defati moo tax bi ñu agsee ci élection yi man maa fexe ba Benno Bokk Yaakaar taxaw parce que maa leen dajale ñoom ñëpp regroupé leen ñu def Benno Bokk Yaakaar bi ma demee ba gis ne ñi ngi def répartition conseil yi sama jeunes yi ñoom loolu gaa yi di def gisuñu seen bopp retiré wu bi ñu retiré wu dem jàppale sëñ Jili Mbàkke APR la nekk xale yam àndaloon mooy xale yi nga xam ne bile ñoom ñooñu baataroon bi ñu nekkee ak Abdoulaye Wade xale yooyu gisuñu seen bopp ci lii parce que nanguwuñu jël benn nit jël partem jox ko commune bi joxaat ko conseil départemental ñu ne xanaa kon ñoom dañoo tekkiwul dara ñu bañ biñ bañee samay jeunes dem jàppale leen man tam ma ñëw jël sama xaalis jàppale leen gars yi ëpp leen doole par des moyens financiers énormes xam nga li ma la wax parce que au Sénégal dafa am achat de conscience dafa am une corruption des trucs yoo xam ni da ngay jouer ci contrainte sociale u nit ñi ngay appesantiru pour fexe ba seen wat nekk un autre wat mais xam nga lan moo gën a neex ci doomu aadama mais soo tëddee nga xam ne lii maa ko gagné parce que dañ ma bëgg boo tëddee di nga nelaw mais boo ne lii dama ko gagné parce que xaalis ak jënd laa ko def da nga am sa juge minuit bi nga xam ne bi boo toogee ak moom mooy xaymaal li nga def lépp doo am tranquillité de conscience te beneen bi doole ko mooy le phénomène de Darou Mousty li fi xew ci élection locale yi mooy boo calculer les 5 listes fi amoon il y avait Benno Bokk Yaakaar il y avait Wallu il y avait 4 listes 5 waaw parce que il y avait Pastef soo dajalee les autres listes dañuy nekk ñoom presque jëm ay 6 000 7 000 quelques voix Benno Bokk Yaakaar est à 4 500 voix ça veut dire que boo xoolee fii il y a une bonne partie de gens qui sont ici ça veut dire que c'est une minorité qui a gagné la mairie et ça warutoon na am mais li ko indi mooy le phénomène de reconduction automatique bi nga xam ne mi def nañ ko loolu moo nekk impact bi mais conformément ak li président Macky Sall arrêté ci Benno Bokk Yaakaar on va essayer de organiser waat force yëpp ñu àndandoo waat pour que Benno Bokk Yaakaar ci échéance yi ñu jëm ci député yi ak yi ñu jëm ci élection présidentielle au niveau de Benno Bokk Yaakaar que ñu continuer pour contrôler Darou Mousty et le département de Kébémer ñun ñoo ngi liggéey ci loolu ça veut dire que contradiction yi amoon yëpp avant législative yi élection locale yi teg nañ ko ci suuf conformément aux décisions yi Benno Bokk Yaakaar jël ñu dajalewaat tous les jeunes pour nekk dans Benno pour que Benno continuer di gérer le département de Kébémer. wax nga ñu ko léegi ne yëf yi da nga ko bëgg a bàyyee gone yi ci département bu Kébémer bi mais au niveau national liñ lay dégg ngay wax bariwul léegi yow lan nga bëgg a def ci au niveau national te dégguñu ci sa kàddu lu bari. waaw xam nga yow boo nee au niveau national déglu woo ma loolu dana doy waar. léeg-léeg rek parce que déglu rek xam nga posé nga question da ngay tey tuuti ma expliqué la xam nga demal dugal ci réseau Facebook bi nga xool d'abord xam nga ñun fi ñuy déggee mooy ci lu am njariñ ak lu utile foo dugg ci biir réseaux sociaux nga dem di nga gis Alliance pour la paix et le développement APD la coalition Adiana formation jigéen ñi pour seen autonomisation dañ leen di former Madar di leen former eau de javel di leen former transformation céréale locale di leen defal ay calebasse de solidarité pour donner benn utilité auprès des populations li ñu ci def ci formation amul benn formation politique bu ko def Sénégal amul. vidéo yaa ngi fii weddi gis bokk ci dugg leen ci vidéo yi ngeen dem yëgle TV yow boo fa demee defal vidéo yi nga déroulé wu pour APD formation rek boo ko defee tu vas voir les vidéos là qui vont défiler muy beneen bi des bi Covid bi di am nii foo tourné gis nga étudiants yi ak seen camionnette def ci ay masque ay gel affaire def ko Darou Mousty jaar Touba wër fii ak dem ci marché yi di ko fa def mi ngi ci loolu encore beneen bi dolli ko suñuy débat doo ubbi demal TFM demal Dakar TV demal 2S demal Walfadjri bindal Thierno Lo rek tout court te war toutes les émissions yi ma def mais comme man du ma saaga du ma xasse
ay débat d'idées laay def di wax économie di wax démocratie di wax bonne gouvernance di wax la paix dem def Dakar def naa fa benn marche contre la violence boo xam bi 350 jeunes la défilé loo à Dakar te bi ñu doon dem dañ naan kii xale Thierno Lo di leen tàcc vidéo yaa ngi fi booy bala ngaa dem kii dana ko génne léegi ñu wan la ko nga xool ko beneen bi dollee ko man violence bi Harmattan temps yi passé rek avant que ñuy dugg ci élection locale yi def naa fa benn forum boo xam bi dama indi tous les karatéka budoka samado toutes les disciplines kung fu yëpp yi nga xam ne ñu ngi koy def ma woo leen woo les agents de sécurité woo ñoom Gris Bordeaux bi diriger association lutteurs yi ñu ñëw ma yóbbu leen Harmattan ma woo jeunes yi ñu ñëw toog ñu def benn forum contre la violence parce que booy xeex violence da ngay jël mbër yi karatéka yi judoka yi budoka yi yëpp nga jël leen ba pare indi jeunes yi indi journalistes yi parce que les différentes composantes cibles yi nga xam ne bi la ñoom ñooy dem ci phénomène de violence bi mooy ñi ma la citeel may ni leen foofu ñu def fa benn forum def ko mu ñëwaat sama buntu kër gii ma indiwaat fi les jeunes de Darou Moussi ma jox leen ñu sol sama t-shirt parti fii lañ commencé défilé dem ba gendarmerie pour la paix dellu soit vidéo yaa ngi nekk fii samay nit ña nga Kolda Podor Louga gi fépp foo dem APD ña nga fa nekk di def ay formation def ay activité les calebasses de solidarité yi ñuy def fii ñun ñu ngi continuer di ko def parce que ñun leblewuñu dañuy maye da ngay ñëw ñu def sa calebasse ñu def suñu xaalis ne la liggéeyal mais du ngeen ko séddoo ñu ñëw di ko contrôler pour xool lu muy fructifier calebasse bu commencé woon 100 000 ñi ngi nekk ay 3 millions Dakar ñi ngi nekk ay 7 millions parce que depuis 2014 lañ ko commencé di def ça veut dire que politique bu utile auprès des populations moo gën politique gu toog di saaga ak di yuuxu bañ lay ràññee waaw. li ci des mooy gis nañ guerru Ukraine bi muy Russie ni muy bombardé Ukraine ñu bari foog nañ ne yëf yi du laal Sénégal ba ministre bi sax mi ngi wax ne jort na ne Sénégal mën na cee bañ a am benn jafe-jafe en tant que yow politicien di yëngatu ci wàllu économie yi loo ko jàng. affaire boobu yëpp mooy xam nga li ngeen di wax ni ay problème géopolitique la Afrique ci boppam moo am problème boo xam ne war na ko jéem a régler gis nga bu nit ñi dee toog nga xam ne dañoo war a contrôler le monde xam ngeen li ngeen di toog nii di dox di am na ay nit ñoo xam ni dañ leen a toog quelque part ñoom xam nga seen liggéey mooy lan mooy naka la ñuy réfléchir pour jox monde bi benn trajectoire pour dominer ko lu ngeen gis nii bu leen defee ne hasard la ay lu gars yi conceptualiser la di ko doxal pour seet naka la ñuy contrôler àddina bi Afrique dafa war a am taxawaay bi mu war a am dafa war a xam ne continent la boo xam ne yàlla suñu borom jox na ko lu ne jox na ko lu mu dunde jox na ko ay xale jox na ko doole jox na ko lu nekk te néewu ko yéen Afrique ou bien yéen Sénégal en particulier dama leen a indi fii ci Sénégal dem leen ngeen dunde ji Inde suñu borom sax waxu ko kenn daf ne def naa la Sénégal li ngay lekk defal naa la ko ci suuf liggéeyal pour nga génn ko nga lekk ko pour dire que ne ñun ñoo faroon toog aujourd'hui bu ñu ko jëlee en particulier pour le Sénégal mooy ñu maîtriser l'eau defar une agriculture boobu am doole defar benn industrialisation pour que ñu porter notre développement économique tant que maîtriser woo eau bi defoo industrialisation doo dem ci développement beneen bi ci des nga am ay borom xam-xam da nga leen war a utiliser def benn team bu nga xam ne bi le moom mooy jël yooyu yëpp nga jël toutes les compétences du Sénégal pour que ñu am benn gestion benn affaire bu ñu tuddee intérêt général bàyyi suñu intérêt particulier yi pour que ñu régler Sénégal ba pare def face pour régler les problèmes yi nga xam ne moo interpellé l'Afrique parce que li xew Russie day am forcément ay répercussions ci ñun dina am ay répercussions sur tous les plans lekk gi ñun amuñu autosuffisance alimentaire li ñuy lekk yëpp dañ koy importer di ko indi boo ko dee importer te réew yi muy jóge talatuñ ko metti na affaire yooyu prix bu yokkoo loo def effort sur le plan économique fii day cher ci yow parce que produire loo ko donc le président Macky Sall def na ay baisse de prix mais les prix vont grimper dans quelques mois si la guerre continue parce que am na yoo xam ne moom maîtriser wul fi blé bi di jóge maîtriser wul essence bi maîtriser wul yëpp looy importer maîtriser wu ko kon bu yokkoo ne nit ñi xam ne du ci moom du ci fii c'est sur le plan mondial mais danoo war a fagaru pour que bu yooyu dee ñëw ñu xam naka lañ koy atténuer ni nga ko mën a atténuer nag mooy dañu war a def ay effort pour maîtriser ndox mi dañu def ay effort pour créer exode urbain nit ñi génn ci taax yi dem ci àll bi pour jéem a bayi
dañu war a def ay effort aussi ci déterminer suñu priorité yi ñu am pour mën a jëm ci kanam. beneen bi des dañu war a wax entre ñun pour que gis nga développement boo ko bëggee def nga bëgg a parer yenn calamité yuy ñëw dafa am sacrifice national boo xam ne bi citoyens yi ñoo ko war a def. il faut que ñu nangoo sonn nangoo souffrir nangoo changer suñu mode de vie de consommation pour que ñu mën a def face. parce que bu fekkee la nga doon lekk nga bëgg a continuer di ko lekk la nga doon def nga bëgg a continuer di def bay def loo xam ne li mënoo ko bu méttee ci bitti rek di nga ko yëg. donc il faudrait ñu def benn éducation benn éveil de conscience boo xam ne dama mën a permettre que sénégalais yi di préparer seen bopp ci li nga xam ne mi ngi jóge ci bitim réew di ñëw ci ñun ca Afrique xam ne développement ci ay loxoom la nekk. suñu richesse yi ñu yor fii war nañ ko préserver utiliser ko pour le bénéfice des populations africaines te loolu li mu war a indi dañu war a am confiance ci cadre yi nga xam ne bi la Afrique formé la leen tan toog bëgg liggéeyal seen réew beneen bi des xale yi ñu am il faut ñu xam ne seen avenir du réglé wu fële fii lay réglé woo bu dee réglé woo fi ñoom ñoo war a am benn conscience citoyenne nangoo liggéey nangoo am patriotisme te bañ a yàq li nga xam ne bi la ñu ngi koy liggéey ku ci nekk nga am conscience que ne jàmm ci le développement xaj te ku ci nekk war nga bàyyi jeunes yi war nañoo bàyyi nangu parti politique yi di leen utiliser di leen def ay escalier di leen xulooloo di leen xasaloo di leen xeexloo ñu toog ci benn place di chômer te duñ mun a dem. dañu war a am conscience que ne li ñu war a am ñoo ko war a ravir ñoo ko war a xëccu mais affaire développement la ñu war di xool seen promotion personnelle la ñu war a xool naka la ñu war a mën a jaar pour que bu ñu jàngee bu ñu génnee am diplôme liggéey naka la ñu war a mën a def ko koom-koom bi ñuy wote assemblée nationale ñu def ci ay politique de jeunesse et de développement boo xam ne dañ gis seen bopp pour que seen bien-être changé ñoom soxna am oto toppatoo seen i doom bañ kenn di leen saagaloo bañ kenn di leen xulooloo bañ kenn di leen jox looloo seen bakkan pour seen ay intérêt personnel kooku dañu war a commencer di def ay éducation des masses populaires gars yi taxawal ay école du parti pour di former ay militants mais lu dem jeune bi moo war a xam fan la intérêt am nekk mu xam ne li fi nekk ñëpp a ko bokk kenn moomu ko muy daaj wàllam di ko laaj ci teggin di ko laaj ci jàmm mais di ko laaj ci passif parce que nag ngeen mën a comprendre ci benn dëkk ñu ne les jeunes sont majoritaires ku fi falu yéen a ko fal ngeen di dem assemblée nationale ca tey jii fekkul fi ne ni jeunes yi wax naa ko sama jeunes yi Dakar nee naa leen yéen da ngeen war a wax ne les jeunes à l' assemblée nationale ngeen deewoo defar buñ bëggee sax ngeen def seen i liste def seen campagne rayante pour ne assemblée nationale ngeen dem parce que foofu la ñuy décider ci li concerne seen avenir waaw. ndax mën nañ la séntu ci élection législative ci département bi wala ci au niveau national ñaareel bi mooy li nga xam ni moo di élection yi weesu gis nañ ne parti bi nguur gi jiite wala coalition bi dëkk yi gën a mag daanaka dañ ko xaw a ñàkk fu mel ni Dakar fu mel ni Thiès fu mel ni Kaolack ak Touba loolu lan nga jàngat que ni moo ko war a mën a waral ndax sanction la boo xam ne dañ ko teg ci njiitu réew mi wala dafa tànn ñoo xam ne nii xëy na doyuñu askan bi ko ñetteel ma koy jeexale mooy 2024 incha allah dañu war a dem élection présidentielle ndax jàpp nga ne président benante bi ci am war na mën a dem warul mën a dem yow lan nga jàpp war na mën a nekk candidat wala ko xam nga première question bi nga posé defe naa yaa ngi ko wax ci affaire département bi si je ne me trompe ci élection législative yi nga ne léegi ban posture lañ ci war a am xam nga man dama leen ne Darou Mousty gii du ma fi xëccoo ak benn gone mais man damaa yor parti yor coalition bokk ci majorité présidentielle bi fi ne nii j'ai voté pour toutes les listes de Benno Bokk Yaakaar à travers le Sénégal tant que maa ngi nekk ci alliance bi ak président Macky Sall damay œuvrer ci directive yi nga xam ne bi la moom la Benno Bokk Yaakaar di arrêté pour le moment le président a décidé que ne Benno Bokk Yaakaar nañu àndandoo ñu juboo demandoo ci élection législative yi dynamique boobu ci la nekk képp koo xam ne bokk nga APD dinaa leen na nga ànd ak Benno Bokk Yaakaar fexe ba le président de la République am majorité à l' Assemblée nationale parce que mën nañoo am majorité Assemblée nationale parce que coalition bii ñu yore di Benno Bokk Yaakaar amul benn alternative au Sénégal fi mu nii boo xam ne bii mën ngaa gagné coalition bi bu coalition bi rayul boppam même yii ngeen gis ñu perte ko ci élection locale yi
coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo xeex seen biir xeex seen bopp ba perte ay localité te dañ ci tirer donc les conséquences parce que y a des missions yoo xam ni président envoyé na leen parce que man mii bu dutoon màggalu Daaru Muxti gi Malem Hodar laa waroon a dem pour régler ci ko mais comme gars yi tey jii di samedi ci la ñuy dem Malem Hodar ma ni leen munu ma dem parce que damay dem màggalu Daaru Muxti léegi dinañ jubóole nit ñi def l'état des lieux pour am ay liste yoo xam ni qui vont gagner incha allah rabbi bu ñu demee ci élection législative yi kooku mooy suma position mooy toog ci biir majorité Benno Bokk Yaakaar def ci li ma ci war a def na ma ko defoon depuis 2019 ba ma ànd ak président Macky Sall mbooloo laa yore bu nekk partout ci biir Sénégal ca itam yu organiser lu yuy reprendre samay mot d'ordre dinaa joxe mot d'ordre yor pour que ñu fexe ba coalition Benno Bokk Yaakaar gagné man j'assume sama appartenance et j'assume mes responsabilités kooku c'est sans détour que je le dis benn bis topp wax nga fii ay problème mu Benno Bokk Yaakaar ni ñu perte ay grandes villes c'est vrai on a perdu des grandes villes il faut que ñu reconnaître que ni perte nañ ay grandes villes ñu def le diagnostic profond xool pour lu tax ñu perte grandes villes yooyu jëm koo corriger pour que ñu mun a dem de l'avant pour que ñu gagner élection législative yi ma profité ci benn occasion aussi pour wax ne même les maires qui ont gagné ces grandes villes là li ma leen di digal mooy nañu fàtte ne ay Yewwi lañ bokkoon ak ay Wallu ay Benno Bokk Yaakaar nañu nekk ay maires yoo xam ni dañoo nekk ci collectivité locale yoo xam ni population yi dañoo am ay doléances moo am ay compétences transférées nañu liggéey ak l'État du Sénégal pour réaliser ko pour bien-être population yi parce que nit ñi leen fal dañu bëgg di am nga defal leen seen déchet ordure nga dem jël ko transformer ko def ci ay emploi mu jariñ leen dañoo bëgg seen cadre de vie nga régler leen ko dañu bëgg seen ay doom boo leen mënee jox emploi nga defal leen ko loolu moo tax ñu woteel la kon bu état bi defee ay compétences transférées yoo xam ne daf ko jël waroon koo def jox la ko léegi ba pare di la jox moyen pour nga jëm ko def da nga war a toog pour def pour que nit ñi la faloon xam ne liggéeyal nga leen bu ngeen ci génnee nag bu jongante jotee yéen ñëpp ngeen dem pour jongante ji mais lii bokk ci collectivité locale di li nga xam ne bi la mooy li tax askan wi faloon la ñoom ñëpp dañ ci war a ànd ak état bi pour jéem ko liggéey pour le bien-être des populations parce que maire ci état la bokk état moo ko décentraliser jël ay compétences am jox ko ne ko lii ko dénk naa la ko def ko kon nañ àndandoo duñ xool opposition duñ xool pouvoir ñu liggéey ak le gouvernement du Sénégal avec le président de la République pour régler le problème des collectivités locales bu ñu àggee ci député yi ku mu neex nga def sa liste bu ñu demee élection présidentielle ku mu neex nga def sa liste bu ko defee du ñu sacrifier population yi pour ay guerre position ak affaire yooyu te kooku devoiru sénégalais bu nekk la vous de la presse ak yéen ñëpp war ngeen a yeete pour que nit ñi di def la différence entre bu politique jotee ñu politique bu liggéey pour askan wi jotee ñu liggéey pour askan wi loolu defe naa nga lu ñu war a mën a defar la ci biir Sénégal troisième question bi da nga ko posé ci affaire question mandat 2024 kooku xam nga àddina xam nga lan moo ci neex nga am conscience gëm dara taxaw fenn bañ a mel ni kàkkatar bu ngeen fàttalikoo ci président Abdoulaye Wade bi mu fi nekkee ñu naan mën naa dem ak mënta dem man bii kàddu laa amoon yéen ñiy wax naan yéenay conseil constitutionnel du ngeen ay démocrate yéen a wote constitution taxawal booba juróomi juge lañu woon ngeen ne juróomi juge yi ku bëgg a nekk candidat élection présidentielle da ngay defar sa dossier wut lii casier judiciaire ay impôt nangam ak nangam boo paree kii nga koy déposé ñii boo ko fi déposé suñ ne mën ngaa dem di nga dem buñ ne mënuñoo dem doo dem ba pare juróom yooyu bis boo faloo sax soo taxawul seen kanam prêter serment doo nekk président de la République du Sénégal mën leen kon yii ngeen di wax di indi ay constitutionnaliste di wax ak kii defoon vidéo bi kii wax xeet ak yooyu yëpp amul maanaa gis nga lii am mooy bu déposé jotee fii ngeen koy déposé ci ñi kuñ waxoon kuñ ne dem nga da nga dem kuñ ne doo dem bañ demee loolu di gis leen est-ce que présenté wu nañ ci élection présidentielle yi est-ce que biñ paree président Macky Sall mii moom a gaayam yi ci ñi doon wax ne Abdoulaye Wade war a dem ci lañ bokkoon mais déposé noonu def campagne biñ paree pour ñu nekk président fan lañ defee seen prestation de serment seen loxo bi ñu koy yëkkati 5 juges yooyu ñu doon wax ci seen kanam lañ toog yëkkati ko donc conseil constitutionnel boobu la même chose laay waxaat fii ma toll nii vidéo am na ak yaa wax ak Thierno loolu la mu wax ak yooyu yëpp kontul xam nga lan moo compte
déposer candidature bu jotee ku ko déposer ci conseil constitutionnel ba su la nee mën ngaa nekk président di nga nekk président bu la nee doo nekk président doo nekk président li nit ñi war a toog ca man bokk du ma ko nangu keneen ko nangu sa affaire la te buñ buggee réew mi di dox dafa am yu ñu war a dindi fii ci biir Sénégal naka nga mën a taxawee ci biir Sénégal ne nit xoolal yow waxal ne doo présenté wu kenn mu ci droit wax ko nit ki bu ko neexee mu ne waxuma la li may def bu déposé jot xam nga li muy def yow bu la neexee yow mi may interview yoo xam nga bu la neexee fii nii bu ñu demee ba ca kanam bay déposé dossier yi nga tudd Samba Diop nga jël benn kayit man Samba Diop damaa bëgg a présenté wu jël ko dugal ci biir enveloppe bi taf ko dem déposé ko conseil constitutionnel. conseil constitutionnel da koy xool ne Samba Diop yow remplir conditions yi rejeté la ne la doo fi présenté woo soo toogee bu nee Samba Diop da ngay dem Samba Diop day dem loolu boo watee dara da nga koy nangoo respecté ku déposé wul sa dossier ci conseil constitutionnel doo fi nekk candidat te ku mu neex da ngay déposé léegi nag boo ko waxee gars yi di la saaga mais réew war nañ fee nekk ba boo waxee li droit wax ak li yoon wax nga koy ragal a wax ku koy def rek doo patriote ku koy def rek bëggoo sa réew boo bëggee sa réew dëgg bu taxawee da nga koy wax da ngay assumer say position républicaine pour que nit ñëpp jaar ci saaga wóoru la tiital xas si wóoru la tiital moo tax maa répété man Thierno Lo ma ni élection 2024 ku mu neex nga déposer sa candidature mën nga koo déposer ku conseil constitutionnel validé wul sa candidature mënoo koo nekk quant au président Macky Sall est-ce que dana déposer ou du déposer ci moom la concerné moo ko xam waaw